jërë ngeen jëf mbokku Sénégal mbokku àdduna mbokku internet yi mën naa leen ñu àggal leen foofu noonu ci déclaration du 1er avril 2022 de l'Alliance And Gueusseum de Koungheul ñi nga xamante ñoo fa teewoon nag di Firi Info waaye nag ñu ànd ak suñu caméraman boobu di Ndaya ak Fatima ñu ànd ak ñoom daal di àgg xool li xew foofu noonu ci déclaration de presse du 1er avril 2022 de l'Alliance And Gueusseum de Koungheul ñoom nag seen secrétaire général ba moom daal dinay jël kàddu daal di wax ak ñi nga xamante ñoo fa nekkoon ngir xamal bu baax ni état li ñu nekk daal war na ci jàpp bu baax a baax surtout wàllu indemnité de salaire yi war na ci taxaw lu ko mooy rek danañ gën a yëkkati li nga xamante ni mooy mouvement bi dana yëkkati ab grève bu am doole te bu ñu ko yëkkatee dana indi musiba te loolu bañ nañ ko kon nag ñi ngi ñaan ki nekk njiitu réew mi mu daal ci jàpp waaye nag ba nga pare ki nga xamante ni moo nekk Mouhamadou Sarr secrétaire administratif moom tamit sous section sous SAS de Koungheul moom tamit daal dina ci jël kàddu kon nag ñu bàyyi leen rek ngeen seetaan ko ci Firi Info ñu won leen vidéo yeeg image yëpp pour rek ngeen daal di koy seetaan. Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'être présents. L'objet de notre rencontre d'aujourd'hui est de montrer à l'opinion nationale et internationale notre indignation face à un État qui ne respecte pas ses agents de santé, et particulièrement les paramédicaux. Nous avons suffisamment donné du temps au temps, en évitant d'en rajouter au calvaire des populations largement éprouvées par la vie chère et les nombreuses privations liées à la pandémie de l'unité, dans l'espoir de voir les actes sanctionnant l'issue de ces longues négociations. Cependant, prenant à témoin l'opinion publique nationale et internationale devant le favoritisme de l'État pour certaines catégories d'agents et la discrimination négative à l'égard des agents de santé et de l'action sociale, particulièrement les paramédicaux, parents pauvres du système de santé. Nous prenons pour responsable l'État du Sénégal qui sera l'auteur des conséquences qui pourront découler de notre mouvement. Actuellement, l'État du Sénégal prive sa population des soins pendant 72 heures cette semaine-ci, en laissant perdurer cette grève. Ainsi, And Gueusseum exige du gouvernement la satisfaction des revendications des agents paramédicaux. C'est dans ce sens que nous invitons tous les camarades à la mobilisation pour que l'État concrétise les accords de 2018 et l'impérieuse prise en compte des populations, des préoccupations du personnel, sans exception pour un système de santé résilient, cohérent, performant, motivant et mobilisateur. Sans la satisfaction de nos points revendicatifs, nous allons durcir le ton pour nos prochains plans d'action. Concrètement, l'Alliance And Gueusseum exige la satisfaction des points suivants, que sont l'indemnité d'hospitalisation pour les techniciens supérieurs de santé, de représentation médicale pour les paramédicaux, de responsabilité pour les paramédicaux, de logement pour les personnels de la santé, qui sont les seuls à ne pas disposer dans la fonction publique. Le relèvement de l'indemnité de risque à 100 000 francs, qui est actuellement à 50 000 francs. La revalorisation du traitement salarial des conseils en action sociale, l'octroi des prêts DMC, l'extension au compte des EPS, le prélèvement de la fonction publique locale, l'allongement de la retraite à 65 ans, parce qu'actuellement les médecins sont à 60 ans, nous paramédicaux on est à 60 ans. La révision portant répartition des CDS, parce qu'actuellement les CDS n'allouent que 25% au personnel communautaire, alors que nous exigeons 45% pour ce personnel. L'application du statut du personnel des EPS, le relèvement différent à 50 000 francs, actuellement qui est à 15 000 francs, l'ouverture sans délai des filières de formation en master à l'ENDS et l'érection de l'ENDS, l'école de la maintenance et l'hygiène en école doctorale selon la formation. La signature du protocole d'accord que ce SUTSAS, SUDETM, cette santé, avait déjà conclu avec le gouvernement.
le remboursement des salariés et primes Covid-19, particulièrement pour les travailleurs de l'économie territoriale, le réengagement des travailleurs de la santé et de l'action sociale dans les villes redéployés dans les communes avec l'acte de la décentralisation. Ainsi, And Gueusseum appelle tous les militants au respect strict du mot d'ordre qui est la seule alternative pour la satisfaction de nos points de revendication. Ainsi, voilà notre déclaration. Nous exigeons que l'État satisfasse ces points de revendication, sinon nous allons sur le temps. Merci beaucoup. xam naa ne tey dañu leen di jaajëfal yéen suñu mbokk journalistes yi ci seen teewaay di leen jaajëfal bu baax a baax di leen nuyu di leen sargal ñun tey li ñu fi tax a taxaw mooy mbir moo xamante ne xam ngeen ne wàllu kër docteur dafa am ay pàcc yu bëri benn pàcc bi mooy ñi nga xamante ne xëy na moom la ñuy wax docteur mooy ay médecins mais ñun li ñuy wax paramédicaux mooy ay infirmiers sage-femme assistant social ak ñu ni mel ñoom ñoo taxaw tey wane seen njaqare ak seen naqar ndax afam war def yoo xamante ne nguur bi daf ko warloon ak ñun wax ko depuis 2018 ñu wax ko tënk ko mais matale guñ ko maanaam sotti bi war a am pour que ñu jot ci loola jotaguñ ko ba tey te tey bokk na ci bés yi nga xamante ne ñetti fan a ngi nii si tey ñu war a nit ñi duñ leen faj ñu bañ ñu banque suñu loxo te loolu nguur bi moom moo yor responsabilité bi tamit gis nañ ne jafe-jafe yi am ci dëkk bi ci wàllu dund bu yokk dund bu cher loolu moo waral ñu doon tendeefal sax di baax di xaar tuuti ndax mu bëgguñu dolli askan bi jafe-jafe yoo xamante ne amaana ñun duñu si responsable nguur bi moo si responsable ñu fexe ba xaaraane tuuti pour que loolu mën a solutionner ñu mën a dugg si ñu xeex bi nga xamante ne moom la ñuy xeex bi nag bëri na ay pàcc ay poñ yoo xamante ne moom moo waraloon tey jii ñu taxaw fii ñetti fan a ngi nii ñu leen ko doon wax léegi ci semaine bii passé def nañ ñaari fan yoo xamante ne banque nañ suñu loxo ci wàllu paj ak yeneen tey nag ñu def ñetteelu fan bi nga xamante ne nguur bi moom moo li nga xamante moo waralante ak ñun ñoom moom lañ deful te defuñu ko moo waral tey jii ñu defee nii maanaam banque suñu loxo ñëw taxaw jàkkaarloog caméra yi jàkkaarloog askan bi pour wax leen pour askan bi bañ a xam ne bañ a foog ne ñun ñoo leen bëgg a bañal li nga xamante ne moom moo war ak suñu diggante ak ñoon kon ñu xam ne nguur bi mooy responsable bi nga xam ne moo njëkk te moo war a taxawee li nga xamante ne moom la ñuy xeex mooy suñu ak suñu yelleef te And Gueusseum dafa ñëw tey wax ne li nga xamante ne moom tënkoon nañ ko nañu fexe ba ñoom ñu matale ko ndax bindoon nañ ko depuis 2018 nangu ko ne dinañ ko def mais booba tey def bi nekkul loo xamante ne def boo xamante ne ñun gis nañ suñu bopp ndax am na loo xamante ne am na te fi mu toll nii yeggagul. donc beneen bi nga xamante ne moom moo si kii mooy poñ yi nga xamante ne moom la ñu bëgg nguur bi nu mu gënee gaaw nu mu waree mu defee ko noonu bu ko defee ñun ñu war a mën a delluwaat ci wàllu liggéeykaay yi askan bi jafe-jafe yi ngi nekkee mu mën a wàññeeku ndax dund bi cher na bu ñu si dolli ak ñàkk faj dina gën a garaaw. kon benn bu njëkk bi mooy indemnité de spécialisation pour les techniciens supérieurs de santé mooy ñi nga xamante ne wàllum paj mi technicien supérieur lañ. maanaam jàng nañu nekk nañu infirmier d'état wala yooyu jàng nañu pour nekk loo xamante ne fajkatu bët wala fajkatu bën wala nekk leneen loo xamante ne ci cadre boobu maanaam spécialisé wu loolu bëgg nañu indemnité boobu nga xamante ne ñooñu def nañ ko jàng boobu am nañ ko mu am yokkute bu mu yokk seen salaire. beneen bi mooy indemnité de représentation médicale pour les paramédicaux maanaam docteur bu ñu nee docteur mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a faj. comme nag li ñuy wax ne ñun faj bi ñuy def dafa am loo xamante ne compétence transférée la maanaam mbir moo xamante ne waruñu ko def docteurs yi ñoo ko war a def ñu jox ñu ko mooy consultation yu demee noonu bu ñu koy def war nañu am loo xamante ne mooy mandargal ni kat nguur bi nangu na ñu def loolu. parce que loolu boo ko defee bu ëllëgee lu la ci fekk rek yow nguur bi day dal sa kaw te justice mun na la jaarale yoon te bu boobaa da ngay mujjee dem dugg sa nungu sin kon loolu pour ñu bañ a waaw. xam nga dénk la loo xamante ne bu ñu la ko defee bu ñu la ko joxee yow boo si amee jafe-jafe nguur bi day delluwaat ci kaw dal sa kaw te nguur bi bu boobaa reconnaître ne yow kat lii war nga ko def loolu jaaduwul que ñu def ko ba pare te amuñu lenn loo xamante ne mooy mandarga ne war nañu am habilité war nañ am sañ-sañu def ko. ñu ngi koy def rek parce que dénk nañu ko ñu ngi koy def parce que amul jafe-jafe mais bés bu amee jafe-jafe nguur bi rek suñu ndigg bu baax a baax ba ñëpp xam nañ ne ñun kat lii waruñu ko woon def. kon nag nguur bi na def taxawaay yi nga xamante ne mooy tax loolu ñu mën si jot. jërëjëf beneen bi mooy indemnité de responsabilité pour les paramédicaux indemnité de responsabilité mooy tamit nampaay goo xamante ne
yow kat li nga xam ne moom lañ la sant nga xamante ne yow kat sa responsabilité la sa wareef la nga war ko def boo ko defee nguur bi dina la jaajëfal mais boo ko deful ñu rëq sa ndigg mais boo si amee jafe-jafe ñu rëq sa ndigg indemnité boobu maanaam ndàmpaay googu bëgg nañ tamit ñu dugal ko ci biir li nga xamante ne mooy payoor bi nga xam ne moom la ñu am ndax payooru paramédicaux yi nekk na payoor goo xamante ne ni mu dafa néew a néew ba nga xamante ne boo ko jotee boo ci fayee logement maanaam nga war a am foo dëkkuwaay nga fay ko ci rek jeex na li si des dootul bëreeti te am na ñoo xamante ne ay mère de famille lañ am na ñoo xam ne père de famille lañ am na ñoo xamante ne am nañu ay charges yoo xamante ne loolu li nga wax seen wàllu salaire néew na néew goo xamante ne mënuñu si def lépp li nga xamante ne moom la salaire bi moom la ñuy jot si salaire donc salaire bi néew na lool. L'indemnité de logement pour l'ensemble du personnel de la santé et de l'action sociale maanaam bépp ndaw bi nga xamante ne ci wàllu liggéey kër docteur nga nekk mu am indemnité de logement maanaam ndàmpaay goo xamante ne di nga mën a jëm boo amee fu ñu la affecté nga dem fa wut fa logement di nga am as tuut boo xam ne di nga mën a def fay logement boobu bu ko defee du impacté dara maanaam du yàq dara ci li nga xam ne moom nga jot ci salaire te loolu seetlu nañu ne ku ñu affecté benn bërëb boo xam ne xamu fa kenn jafe-jafe lay am ñàqare lay am ndax xale salaire am bu ci fayee rek logement rek musiba am bu ko defee lépp loo xamante ne war na ko ci wàllu dundal ay njabootam day nekk loo xam ne day néew lool te yaakaar na ni sax bu weer bi dee amaana jafe-jafe lay gën a am jërëjëf. beneen bi mooy le relèvement de l'indemnité de risque à 100 000 francs sama naataango bi sànq wax na ne indemnité de risque maanaam ñun ñoo gën a exposé mooy yow nga xam ne yaa ngi liggéey benn bërëb wala yaa ngi liggéey ci dara loolu am na yoo xamante ne ay jafe-jafe yoo xam ne mën na ko dikk jafe-jafe yooyu mooy ne yow malade bi nga jàkkaar lool feebar bu mu am mën na la ko wàll jigéen ñi nga xamante ne ñi nekk ci mooy sage-femme yi nekk ci salle d'accouchement am na jigéen ñoo xamante ne du pour tiiñal leen wala pour xalab leen wante feebar yi nga xam ne am nañ ko lu mel ni hépatite lu mel ni sida yu ni mel ñoom mun nañ ko bu ñuy rawle jigéen ñu am feebar boobu dal leen te bu boobaa nekk na jafe-jafe goo xamante ne seen kaaraange ndax bu la doomu jàngoro sida bu mel ni doomu jàngoro sida wala hépatite dalee yow mi nga xam ne jigéen nga mun nga ko wàll sa borom kër mun nga ko wàll sa wujju bu fekkee ne am nga ay wujju bu ko defee mu nekk loo xam ne day law te xeex li loo xamante ne jafe-jafe la nekk na loo xamante ne lii war nañ ko bàyyi xel ndax boo demee ba retraité indemnité yooyu bëgg nañu indemnité yooyu mu nekk indemnité yoo xamante ne dañ koy bàyyi ci salaire bi ndax bu fekkee ne am na ay primes yu ñu am bu fekkee ne dem nañ ba retraité primes yooyu dañ koy dindi donc da ngay dese sa salaire te day nekk lu néew boobu loolu tamit nekk na loo xamante ne ci jafe-jafe yi la bokk. donc l'octroi de prêts DMC et leurs extensions aux contractuels des EPS jusqu'au jouissant d'un contrat à durée indéterminée mooy ñi nga xamante ne li ñoo DMC maanaam nga mën a am lépp bu ñu lay lebal boo xamante ne loo xam ne war prime boo waroon jot ñu ne au lieu que ñu lay jox prime bi ñu joxal la ko lu mel ni lu diiru at bu ko defee yow diiru at doo jot ci prime boobu benn jot nga siy jot mu nekk lu am doole nga mën a am loo ci def loo xamante ne au moins di liggéey ba retraité amoo sax kër di liggéey ba retraité amoo sax foo dëkk loolu vraiment dafa jaadu te du caaginu dañuy def allusion si beneen ci ñeneen man am na si ñeneen naataangoo yoo xamante ne ñu mel ni jàngalekat yi xam naa dinañ ma baal du jaaginu wax leen pour tiiñal leen wala dara mais ñoom gis nañ ne seen jafe-jafe yi liñ si taxawaay boobu bokk na ci maanaam yow nga nekk jàngalekat war nga fexe ba balaa ngaa retraité nga am foo dëkk foo xam ne sa njaboot fa la ñuy nekk loolu tamit ñun en tant que paramédicaux xam ne ñoo gën a exposé nga xam ne ñun amul bëccëg amul guddi amul suba amul ngoon heure bu nekk la ñu malade di yee te amul benn jàngalekat boo xam ne dina xëy suba ñu guddi jot ñu ne ko demal sama doom jàngul wala comprendre leçon bi mais docteur guddi bëccëg suba ngoon nit dina ñëw ne ko may ma nangam wala dafa nangam bu ko defee jafe-jafe yooyu ñu jànkoonteel yaa xëy war nañu fexe ba delloo naar ba xoromam coono gi ñuy daj risque bi ñu am war nañu fexe ba ni nguur bi xool ci loolu vraiment def li nga xamante ne moo war ak ñun laaj ñu ko lu ëpp dañ ko laaj li nga xam ne rek suñu ak suñu yelleef lu mënta ñàkk jërëjëf loolu moom loo ñu nga xam ne moom la ñu bëggoon ñi xam ko. donc bu ñu seetloo nit buy liggéey dina am at boo xam ne dina ñëw bu tolloo foofu dina war a retraité maanaam nga teggi say nombre tànk su ko defee nga toog sa kër comme ni ñuy wax retraité te bu fi mu toll nii ni ñu doon xeex ci wàllu retraité ñu dem ba 65 ans
te ñu ngi si tollu 60 ans ba tey te am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ko doon xeexandoo ak ñoom te ñoom fi mu toll nii jot na leen jox na leen ñu war a fay ñu war a liggéey ba 65 ans ñi doog a retraité ñun tamit lu tax loolu mënuñu ko am war nañ ko mën a am ndax lu ñu war la te loo xamante ne la am attan nañ ko war nañ ko am bokk na ci yi nga xamante ne ci yi nga xam moom la ñuy ñaax askan nguur bi pour mu mën ko def. beneen bi mooy boo seetloo comité de santé yi bu ñuy fay personnel bi lu toll ci 25% ci recettes yi lañ leen di fay dañu bëgg na ñu yokk ko ba mu nekk 45% maanaam bu ñëwee 25% mooy ñaar fukk ak juróom ci li nga xamante ne mooy téeméer bu jot. dañu bëgg nag li nga xamante ne mooy comité de santé yi nguur bi wax ak ñoom wala xoolaat texte yi ba nga xamante ne mbir mi dina dem ba 45% su ko defee ñi nga xamante ne mooy ñiy liggéey ndool ci hôpital yi vraiment nekk nañ ñoo xamante ne liggéey seen taxawaay am na solo boo xamante ne nguur bi xam ne bu woon ñoom lambaay ñaaw te lambaay bu naree ñaaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko nar a defar ngir yàlla ñooñu dañ leen xool xam nu ñuy def ak ñoom bu ko defee ñoom it ñu mën a xam ne askan bi ñuy liggéey am na loo xamante ne ñu ngi leen koy compal su ko defee ñoom it ñu mën a gis seen bopp ci mbir mi mën a sawar ci liggéey bi gën a jëm kanam. donc beneen bi mooy le relèvement de l'indemnité d'itinérance à 50% maanaam nit ki boo ñu la affecté fenn li nga xamante ne jóge nga bërëb dem bërëb war nañ ko yóbbu mu nekk juróom fukki maanaam 50 000 francs bu boobaa loolu day na tax nit ki suy dem bërëb am naa ne jafe-jafe yoon transport yu demee noonu dina si mën a jël pour mën a am loo xamante ne dina ko mën a dimbali ci wàllu transport am mu mën a yegg li nga xam yegg fi nga xam ne fa lañ ko affecté. donc bu mu ne la affecté nga jóge Dakar ñu affecté la Tamba wala ñu affecté la Kédougou te gis ngeen yoon bi nu mu méttee boo ko nee jël sa salaire nga def ko ci amaana mun na nekk loo xamante ne dina doon jafe-jafe. kon beneen bi mooy ñu jël l'ouverture sans délai des filières de la formation nit ku nekk bëgg na di jàng nit ku nekk bëggul fi mu yem rek mu yem fa bëgg nañu ñu yegg suñu njàng dem ba fi nga xamante ne fa la mën a yem ñu xam ne kat ñun kat fii lañ mën a yem ñu yem foofu. kon loolu day nekk li nga xamante ne bëgg nañu nguur bi bërëbu jàngukaay yi nga xamante ne moom mooy tax ñuy tàggat ndaw yi nga xamante ne ñooy ñëw ci bërëb yi di faj ñu jël yi nga xamante ne mooy nu mu tudd INDS ak INDS ak école maintenance ak hygiène. bokk ci question bi lii leerlu la boo xamante ne am na solo trop plateforme bi benn ànd gësam benn bànqaas la te bànqaas boobu mi ngi bokk SUTSAS am na yeneen central syndical yu si bokkaale mais ngeen xam ne ànd gësam ni ñu koy defee fii noonu la ko defee ci yeneen gox ak goxaat yëpp li ñuy wax ay sous section maanaam district bu nekk am na ñenn ñoo xamante ne ñu fa bokk ci ànd gësam mooy paramédicaux yi fa nekk dañu bokk syndiqué am seen carte am droit syndiqué nag ngeen xam ne aussi syndicat nekk na loo xamante ne droit la ci bépp jàngalekat wala bépp liggéeykat bokk kon ñu xam ne syndicat loo xamante ne defuñu ko pour violer loi wala dara mais dafa nekk loo xam ne loi moo ko nangu constitution moo ko nangu mais nag ànd gësam région yëpp Sénégal bi yëpp ñu ngi fay dox. merci. mais aussi bëgg nañu xam que bien vrai que yéen a ngi défendre seen droit mais aussi est-ce que yéen a ngi xalaat impact yu mu mën a am ci patients yi. waaw xam nga bu ñuy def dara tamit lu tere am na ñoo xam il faut ñu bàyyi leen xel boo leen seetloo même bu fekkee ne dañuy banque suñu loxo am na ñoo xam ne sañuñu banque suñu loxo si ñoom ndax am na loo xamante ne sañuñu ko am na loo xamante ne moo ñu war am na loo xamante ne suñu wareef la te dañu waat ci mbir moomu kenn du dugg ci mbirum santé ci dugg def lu ma neex ñi nga xam ne dañuy wasin jigéen ñuy wasin dañuy nekk ñoo xamante ne urgence la ak ñeneen ñu ni mel yoo xamante ne urgence la koo xamante ne dafa feebar bu tar bu ñuy wax urgence mooy kuy nàcc wala koo xam ne mi ngi crise wala koo xam ne loo xam ne boo si taxawul gaaw musiba mën na am ñooñu vraiment ñooñu dañ leen ci taxawu dañ leen di si jàpp. wax la rek urgence yi dañ leen di jël amul benn bërëbu fajukaay boo xamante ne urgence dina am ñu tànkam lu ko xalaatuñ ko sax loolu benn la muy centre de santé yi mooy poste de santé yi fu mu mënti doon hôpital yi ñi fa nekk ñëpp di observer grève bi am na li ñuy wax le service minimum bu ñu nee service minimum mooy ñi nga xamante ne mënut a ñàkk il faut ñu taxawu leen dañ leen di taxaw loolu moom ànd gësam da ci bokk ci plateforme bi ci li nga xamante ne moom la ñuy digal pour ñu def ko ne ñu ñi nga xamante ne dañu sonn wala ñi nga xam ne ñi nekk ci diggante ëmb ak wasin ñooñu vraiment ñu taxawu leen taxawaay boo xamante ne ndax nit ki mën a bañ a wasin mais muy gis deret mën a bañ a wasin mais mu am ay métit yu tar te yooyu mënul ànd ak bu ñuy gësam nii ba pare
di yàq foo naa ne du loo xamante ne kon yàq taxu ñoo jóg urgence lañ leen di seet urgence lañ leen di jël te nekkul loo xamante ne lu ñuy fàttale wala lu ñuy bàyyi lu ñuy yàq la mais loo xamante ne bokk na ci li nga xam ne dañ ñu koy ñaax ñu siy bàyyi xel saa su nekk donc loolu laa amoon si du ma si tontu. évaluation parce que bu ñu sukkandikoo seen kàddu daf ngeen 3 jours ou 4 jours de grève c'est pas ndax daf ngeen évaluation xool ndax li ngeen proposé am na ay solution wala déet. waaw soppite daal ci waaw merci beaucoup ci question bi bon chaque fois bu ñu observé moo door de grève ba pare dafa am bés bu ñuy jàpp boo xam ne dañuy def évaluation locale après ñu def évaluation régionale après ñu def évaluation nationale mooy wane ne bu ñu nee national baal ma dafa nekk loo xamante ne Sénégal bi yëpp la bu ñu nee régional mooy ne région bu nekk am na ay ñu fa nekk ñoo xamante ne ñooy représenté ñi nga xamante ne ñoo nekk ci district yi wala ci poste de santé yi donc évaluation boobu saa bu ñu ko defee si la ñuy jógee après mën a xool lan la ñuy defaat comme nu mu tudd comme mot d'ordre lan la ñuy defaat pour jéem a xeex moom xeex la rek du xeex pour xeex dóorante mais xeex la maanaam loo xam ne boo ko soxlawee lii nga mën a am mooy syndicat nga mën a am pour mën a wax sa say doléance pour que nguur bi mën ko dégg mën ko jëfee mais nag alhamdulilah gis nañu bi ñu évaluer tamit gis nañu ne nguur bi barki Demba Ndiaye dégg nañu foog naa si médias yi que président de la république mi wax ni pour ministres yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk kii boobu kuréel googu pour que ñu mën a taxawee jàkkaarloog ak syndicat yi mën a xool seen mébét mën ko mën a saafara. gis nañu tamit ne doléances yi bëri na trop ci plateforme bi jàpp ngeen ne nguur gi attan na ko. waaw nguur gi attan na ko moo tax ñu taxawaat si parce que daf ko attanoon ba ne mën na ko xam nga ku ne mën naa yaa xëy foog naa ne am na loo xamante ne kenn du ko laam-laamee yow lañ jox ne la ndax mën nga lii ak lii lañ bëgg nga ne waaw mën naa gàddu naa ko bind naa may leen ma nangam ñu may ko nangam ndax lu bëri parce que dañu xam ne ñun di ñii faj suñu ay njaboot lañ suñu yaay lañ suñu papa lañ suñuy kilifa lañ suñuy sëriñ lañ suñuy doom lañ ainsi de suite kon ñooñu vraiment buñ leen xañee lenn rek loo xam ne dañ leen ko waral même bu lul sax koo xamante ne xamante nga ak moom sax malade moom du jaaganu sax xam nga ak moom mais da nga ko war a defaraat parce que da nga ko war a defaraat li la war sa diggante ak moom la même bu la gërëmee bu la gërëmul boo paree mu saaga la sax da nga ko war a defaraat kon kooku waxatuñu loolu mais nguur bi si boppam moo ŋànk miir bi jàpp ko ne mën na bu mënee nag yaa xëy na def ndax dafa war ndax bu ko defal ñeneen ñi ba pare bàyyi ñu loolu moo si nekk defal ko ñeneen ñi ba pare bàyyi ñu loolu moo jaaduwul jërëjëf. moom kañ day teeng waaw façon bi ñuy def nii moom moo nekk façon bi nga xamante ne nooy tengal bi bu njëkk dañu defoon ñaari fan bii ñu defaat ñetti fan mooy wane ne mi ngi accéléré vitesse moom boo commencé premier da nga dem ba 4e wala ba 5e léegi nag dañuy def rétention des informations mais tamit dañu grève ñetti fan dinañ jël urgence yi mais nag aussi beneen mbir bi mooy lépp loo xamante ne nit ki war na ko def si wàllu ay supervision ay dem defi ay formation dem defi ay leneen yooyu dañ ko tëral donc yooyu mooy rétention d'information yi sanitaire mais rétention d'information parce que chaque semaine am na li ñuy wax surveillance épidémiologique pour wax la rek saytu bi ngay saytu feebar yoo xamante ne bu amee mun na law te mun na indi jéeya feebar yooyu dañ koy saytu semaine bu jot ñuy jàllale information yi loolu dañ ko tënk mais nag wax nañu ne même bu fekkee ne am na yoo xamante ne comme ku am feebaru ngas ñu gis ko nañ ko déclaré donte ne bokkul ci yi nga xamante ne pour wax la nekkuñu di xeexa ak askan bi déedéet xeexuñu kenn dañu bëgg suñu àq ak suñu yelleef yaa xëy ñu jox ñu ko maa ngi dox naar yi parce que suñu mbokk naar yi yaa xëy la ñuy wax ñu defee ko noonu rek mu gën a saf jërëjëf. lan moo war a nekk suite bi ba nga xamante ne amul ban suite parce que defoon ngeen 2 jours ngeen defaat 3 jours ban suite ngeen mën a amaat tey jii nii. mais loolu yëpp xam nga loolu di gis lu nekk rek base bi ñooy gis ne ni nii buñ ko defee dina baax ñi nga xamante ne tamit ñooñu ñu jiital ñoom it am nañ ci expérience am nañ ci xalaat am nañ ci taxawaay te comme ñu ngi wax ne boobu ak léegi gis nañu ci am nañ ci as tuut boo xam ne borom dëkk bi wax na ko loolu rek dal na xel mais du tere ñu kon ne làbbali bu ñu tànk waddul dañu doon gësam mais tànk waddul du ñu ba foofu la nekk. wala ñu doon def budul bii nee rek. non xam nga ussi yi dooy dem xeex daa ne sa gànnaay yëpp maa ngi nii yii rek laa am naa kalachnikov am naa roquette am naa nangam déedéet doo ko wax da ngay denc génne bi ngay génne
jékki-jékki rek nga génnewaat beneen surprise yi sama naataango bi wax léegi dafa nekk ay yoo xamante ne il faut que doo bàyyi ba doo ko wane mais lu si jot rek ñu def ko ndax am na leen lu nekk rek fu tension war a toll fu ñu xamante ne il faut que am na ñoo xam ne il faut nga jàmmarloo ak ñoom il faut am na ñoo xam ne il faut nga def ak ñoom bras de fer donc bras de fer bi si en fonction réaction wu état bi bu boobaa bu fekkee ne defar na ko dootoo leen dégg ñu grève mais bu dee defu ko nag dinañ grève xëy na wala dinañ def leneen loolu moom du mu leen promettre dara parce que lu si nekk rek du man maa yore kaddu gi ñun ñëpp la te am na fu ñu koy waxee am na kuréel te am na nu ñu ko organiser ndax syndicat dafa nekk loo xam ne c'est bien organisé nekkul ne ku nekk day jaar fu la neex c'est structuré et c'est bien organisé jërëjëf. am nga benn question waaye posez une question.